bokk réew. asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokki Jolof maa ngi leen di nuyu man la Moussa Ndiaye actuellement maire bu Thiamène Pass secrétaire général conseil départemental bu Linguère Moussa Ndiaye mi ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Ngab jànge fa école primaire gannaaw gi mu ñëw fii ci Daara donc yaakaar naa collège bi fi njëkk a taxaw bokk nañ ci ñi ko ubbi bi ñu amee BFEM ñu jóge fa dem Louga ci lycée Malick Sall fa lañ nekk ba am baccalauréat ñu orienté ñu ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu nekk fa ba am maîtrise jóge fa dem école normale supérieure bi ñu amee suñu diplôme ngir jàngale ji ñu affecté ñu dëkk bu ñuy wax Fimela ci lycée Dioguye Basile Senghor ñu nekk fa professeur anglais gannaaw gi ñëw nañ servir fii ci Daara comme professeur d'anglais nekk fi censeur ci lycée bi nekk fi proviseur ci lycée bi ba 2014 comme ni ñu ko waxee sànq yàlla dogal ñu fal ñu maire bu Thiamène Pass waaye ci njeexitalu atu 2015 ñu neme ñu secrétaire général bu conseil départemental bu Linguère donc brièvement daal loolu la ñu mën a wax ci suñu présentation. man damay faral di wax ne citoyen boo gis rek politique la même su nekkul politicien maanaam nit daal bu fekkente ne xam na lan mooy cëru nit mënta ñàkk bañ a def politique ndax yaakaar naa ñi ñu gën a ràññee ci wàllu woowu dañuy wax ne politique nekkul dara lu dul jéem a defar sa mbiru société donc su fekkente ne nag ñun dugal suñu loxo wax dëgg yàlla ci cité bi loolu la ñuy tuddee politique ñun dañuy jàpp ne lu war la ndax yàlla ci boppam bi mu sàkkee doomu aadama dafa am lu bari lu muy xaar ci moom njëriñ loo xam ne daf koy amal boppam moom nit ki waaye mu amal aussi askanam njëriñ donc ci kaw loolu la ñu jàpp na rek wax dëgg yàlla amuñu droit di croiser les bras ci yu bari donc fii ak ñi ngi mën ci suñu xam-xam ñi ngi mën ci suñu doole ak lu mu mënti doon rek dinañ organiser wu donc ba jéem a bokk ci li nga xam ne mooy dundal société. waaw damay wax ne yaakaar naa wax nañ ko ci ay jotaay yu bare bari ñun li ñuy tuddee bilan généralement dafa am aspect bu gën a am solo boo xam ne dañ koy fàtte man dama naan bilan day nekk d'abord un bilan moral mooy su fekkente ni nit ki kat dafa góorgóorlu ba laaj mbir ñu jox ko balaa muy xool peut-être li ci biti dafay xool ci boppam ndax mi ngi am sentiment ne li taxoon donc ñu yan ko mission boobu donc moom am na ci satisfaction wala déet. ma ne d'abord man li may wax ni su ma tëddee damay juboo ak sama ngegenaay ci li taxoon ma di laaj donc mairie bu Thiamène Pass benn yaakaar naa ne kenn dégguma tey may jàppante ak suma askan mbaa ñi werante ci yoo xam ne amul solo kon damay jàpp ne c'est vrai que peut-être moyens yi demewul noonu mais ci kaw góorgóorlu def naa sama kéemtalaay kàttan soo jógee ci loolu nag maintenant nga xool li ñuy wax ne dafa visible mu jëm ci ay réalisation donc ak liggéey yoo xam ne donc taxawal nga ko ci biir commune bi loolu aussi su ma ci delloo day gën a renforcer rek sama position morale bi may wax nii ne am naa ci satisfaction bu baax a baax ndax mën nañ lim yu baree bari donc yoo xam ne peut-être bi ñuy jot ci yëf yi donc melewul woon noonu waaye depuis 2014 ak léegi ku ci nekk ci suñuy dëkkandoo ak ñi nga xam ne dañoo wër gis na ne ñu ngi koy def donc ci dëkk bii di Thiamène Pass. tey boo jëlee lu mel ni école rek tey yaakaar naa ci école def nañ ci lu baree bari xam nga dañu ne tey département de Linguère comme yeneen département yi bari ci Sénégal da ngay gis ne li caractériser suñu écoles yi mooy dafa bari ay abris provisoires ñun déjà ci wàllu investissement ki nga xam ne say moyens bariwul mais bi nga toogee ak ndëgëni lu mu bon tabax nga fukki salle de classe yoo xam ne donc da nga koy équiper at bu nekk nga jël lu toll ci 4 mbaa 5 millions di ko jàppale ay fourniture ci ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yooyu yaakaar naa ne loolu jéego yu am solo la. leneen li ci des ku ne dégg na ne fii pour la première fois organisé naa fi le prix de l'enseignant conformément ak ni ko président de la république bëggee woon donc doon neexal ay enseignants yi nga xam ne tey ñoo gënoon a xereñ ci commune bu Thiamène Pass loolu doyul dama ne déjà pour gunge école yi tey xam nga am na ci école yoo xam ne par la volonté de Dieu am nañ électricité waaye ku ne xam ne fayum électricité dafa métti ma ne mbooleem école boo xam ne tey am na électricité facture bi commune bu Thiamène Pass gàddul na la ko te dinaa prolonger ci wàllu électricité boobu ndax yemul ci école yi rek dem naa ba ci dama ne bérébu jaamukaay yàlla yi sax lu mel ni mosquée yi seen facture yépp donc dama koy andi gérer ko donc au niveau de la commune kon wax dëgg yàlla ci wàllu école ñu ngi ciy def ay liggéey yoo xam ne am solo la nga jël lu mel ni santé waxuma li may nekk di def actuellement nii mais ci lu passé depuis 2014
amul benn année boo xam ne médicament poste de santé bi ak yu jëm ci case de santé yi donc tardé na chaque année nga yëkkati ñaar wala ñetti millions jënd ay médicaments jox sa ay population yaakaar naa ne loolu liggéey bu am solo la ku ne dégg na ne aussi daaw astaghfirullah daaw jéeg mbooleem case de santé yi dañu yëkkati woon xaalis bu am solo woo leen ba ñu ñëw ñu ne leen xëy na yéen ñu gën a xam seen soxla mais daal lii alal ju war a jëm ci yéen la seet leen ngeen organiser wu ku ci nekk la nga jàpp ne moo la gën a yitteel sa dëkk boo ñibbee donc nga def ko ci case de santé yi. je pense que tey loolu ay réalisation yoo xam ne la dëkkandoo yi teg nañ ci seen bët loolu mën nañ ko wax ci yeneen domaine lu mel ni jeunesse góorgóorlu nañ tey bi ñu ñëwee ñu am stade municipal clôturé ko yaakaar naa dans quelques jours ñi nga war a jëm ci grille de protection parce que marché bi teg nañ ko ba pare. mais ASC yi bi ñu ñëwee ba nëga ni donc da ngay gis ne chaque année dañ leen di subventionner à temps subventionner leen organiser coupe du maire donc mu nekk loo xam ne njariñ la jëm ci jeunesse bi ba ci tey suñu étudiants yi sax yaakaar naa ne bu ñu xamee tey li ñuy wax bourse yaakaar naa ci commune bi la ñu ko xamee bi ñu ñëwee 2014 ak léegi bi ñu soog a départ une valeur de 700 000 la ñu déparé woon jóge fa di leen jox subvention 1 million ba ci budget 2020 bi ñu ngi ci une subvention de 2 500 000 donc wax dëgg yàlla ñi ngi def ay efforts yu am solo donc jëmale ci couche population yépp donc li ma gën a ëppal solo nag bu ñu jéggee compétence transfert yi da ngay gis ne y a une certaine restauration de notre dignité ndax bi ñu nekk communauté rurale mboolem lu jëm si woon ci communauté rurale bu Thiamène da ngay gis ne feneen lañ ko doon dogale nga jël lu mel ni tey aliment de bétail wala nga jël lu ñuy wax ay jiwu tey semence engrais yu ci bari da nga doon dégg rek ne feneen lañ koy defee mais ñun bi ñu ñëwee ñu ne wax dëgg yàlla mbir kat boo ko moomee da nga koy téel sa bopp am nañ ay nit yu xarañ yoo xam ne mboolem lu ñuy sédd na ci àdduna bi boo leen ko dénkee ñi def ko nañ ko war a defee ñu jëlaat lépp nag donc delloo ko waa Thiamène Pass tey jàpp naa ne ci wàllu intrant semence aliment de bétail ak lu mu mën a doon ay commission yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk ba wax dëgg yàlla ñoo koy séddale def ko ni ñu ko war a defee te loolu ay jamono yaakaar naa ñi nekkoon ci communauté rurale bi yooyu dañu ko doon dégg rek leneen li am solo mooy boo amoon chance tey nga dem ci mel ni hôtel de ville bi wax dëgg yàlla nag bi ñu ñëw aussi am na lu ñu fa fekkoon mais dañu ne dafa am loo xam ne nag dafay jaadu parce que kër gi mooy suñu identité pour la première fois bi ñu ñëwee ñu ne wax dëgg yàlla ñàkk mur gi nga xam ne tey kër gi ñàkk na ko mur nekkoon na métti ci ñun ñu njëkk a saafaru loolu mais boo duggee ba ci biir it da ngay gis ne ci wàllu aménagement lañ fa waroon a def yépp donc pour que doomu aadama aussi mën a jouir benn respect bi ci ñi nga xam ne dañ koy visiter ci fa mu nekk loola tey yaakaar naa ce minimum de confort yooyu yépp def nañ ko fa en tout cas domaine bu mu mënta doon nga jël jigéen ñi wax dëgg yàlla yaakaar naa ne suñu politique c'est vrai que discrimination positive xëy na dañu koy encourager par moment mais jigéen ñi gis nañ seen bopp ci yëf yi ndax tey dama ne man commune bu Thiamène Pass j'ai réussi benn truc boo xam ne yaakaar naa ki jiite réseau jigéen ñi boo ko laajoon dina la mën a gën a expliquer installé naa benn boutique boo xam ne pour l'ensemble des conseillers ñi yaatal ko ci seeni naataango ndax damay def année bu ma amee fonds de culture dama ciy jël li ci ëpp solo renforcer seen boutique boobu donc ñoom ñi ciy doxal seeni activité donc généralement boo xoolee tey li ñu généré ci ay ressources ay millions yu bari la te yooyu aussi day wane ne rek ne am na wax dëgg yàlla benn vision boo xam ne ci wàllu politique aussi jëmale nañ ko ci sunu mbokk jigéen yooyu yaakaar naa ne ku ci nekk ci yéen dégg na jamono dem naa même ci mbootaay ñuy toog di waxtaan ni rek jàmbat ma seen soxla sama poos dara newu ci mais man na leen bu weer bi dee wax dëgg yàlla li may gagné ci mairie bi du sama salaire incha allah danaa leen ko dimbale pour que ngeen mën a yëngatu ci seen tool bi te yaakaar naa ne ba may wax jooje c'était un certain 16 mars waaye mu war a des 14 jours yi ba mu jeexee dañoo ñëw ma yëkkati suma salaire donc teg ko ci seen loxo am na yu ci bari yoo xam ne wax dëgg yàlla matul sax nag di feeñal ndax au delà de la mairie du ñu jàpp ne ay julli lañ te ñi ngi dimbale ay doomu aadama yu bare bari loolu yëpp day mën a dugg ci bilan bi xëy na nag du aajowoo ñu di ko wax. dëgg moom pour waxal yàlla rek gérer commune tey nii surtout ñi nga xam ne ay anciennes communautés rurales loolu ay jafe-jafe yu métti la man dama koy déplorer très souvent ci réunion yu bari yu may dem. ndax dañu ne code général des collectivités locales dafa prévoir ne suñu waree def li ñu tuddee compétence de transfert dafa war a ànd ak aussi compétence transfert de ressources mais malheureusement boo xoolee li ñu jot ci état bariwul d'accord su fekkente ne li ngay jot ci état bariwul tamit léeg-léeg da nga mën a am loo xam ne da nga ko tibbee ci sa biir dëkk mais man damay jàpp ne wax dëgg yàlla foofu dama fi am ay problèmes yu baree bari ndax dañu dende ak tey commune bu mag
muy commune bu Daara bi nga xam ne tey suñuy jigéeni bopp tey bu ñu xëyee fii la ñuy ñëwee marché daral yi yépp fii la ñuy defee donc activité boo xoolee économique yépp ci commune boobu ñu dendeel ci lay amee de sorte que ñun même loolu tey bu fekkonte ne am nga idée bi it da ngay gis ne boo ko defee amul benn marché boo xam ne tey mën na entrer en compétition ak marché bi nekk fii à côté donc te marché ku ne xam ne mën na indi alal foraay mën na indi alal mais loolu dañ ci am ay jafe-jafe Thiamène amul benn infrastructure amul tey dara loo xam ne da ngay mën a xëy génn ci ab juuti boo xam ne da nga ko mën a yokk ci li ngay def hatta kii li ñuy wax impôts yi sax impôts yi nga xam ne dañ koy jëlee ci dëkk yi je me souviens daaw dajale wuñ sax lu mat 200 000 donc mu nekk ay jafe-jafe yu baree bari finalement ci li ñuy sukkandiku rek mooy fonds de dotation bi ngay jot ak fonds de concours bi nga xam ne état da la koy jox mais dañuy wax très souvent ne nit daal boo amee moyen organiser soo ñàkkee moyen organise-toi quand on a les moyens on organise si on n'a pas les moyens on s'organise donc lépp bi ñu yor wax dëgg yàlla ñi ngi seet pàcc bu ci nekk lu ñu fa war a dugal rek donc population yi aussi comprendre ñu ci loolu bu baax. waaw loolu day yaakaar naa ne dal na parti bu nekk ci lu ñu jàpp ne mooy dundal parti xam nga parti bu dee du am benn jax-jax mais parti dana toll ci vitalité boo xam ne ku ci nekk dafa am loo yëg vitalité boobu mooy tax nag ku ci nekk sa xadar sax dootoo ko attan donc li muy tekki rek mooy wax dëgg yàlla parti bi dafay dund ku ci nekk am ambition. Le choc des ambitions des fois donc mooy indi kii yu bari rek cela dit nag man dafa am loo xam ne du ma ko cautionné nit war nga mën a am ambition doxal ko ni nga ko war a doxalee waaye sa bëgg-bëgg nag bu mu tax aussi ba nga yegg ci yenn niveau ci kaw tilimal ñi nga xam ne yéen a bokk donc un même parti wala kii loolu moom saa su amee dama naan wax dëgg yàlla rafetlu ma ko parce que mën nañ def politique am ay ambition waaye tamit ñu nangu na ñeneen ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom yëf yi aussi. am nañ droit aussi am ay ambition xam nga loolu damay dégg président de la république di ko wax sànq lu baree bari mu ne un parti organisé soxlawul li ñuy tuddee structuration formelle je pense que l'APR tey c'est un parti organisé boo xam ne am na kilifa am yeneen kilifa yu nekk ci biir am lu ñu leen dénk maintenant su fekkee structuration nag mooy daje ci ay ndaje ay xawma ay congrès ay kilo yooyu c'est vrai que loolu classiquement gisoon nañ nit ñi di ko def te teewul ñi am ay problème mais jusque là daal li ma jàpp mooy malgré problème yi ñu fi tudd yi nii donc APR nekk na parti bu organisé te organisation boobu tant que mi ngi fi damay jàpp ne rek mën na remplacer lu ñuy wax structuration. je ne sais pas ndax sànnante ay pic la de toute façon déw ma woon ci gàmmu gi waaye am naa chance par l'intermédiaire d'un ami ma déglu intervention ñaari kilifa yi nga xam ne donc kenn ki wax na ne président de la république moo ko yebaloon en l'occurrence le ministre Samba Ndiobène Ka keneen kii di chef de cabinet bu Aly Ngouille Ndiaye représenté woon fa le ministre de l'intérieur man nag wax dëgg yàlla dama naan su fekkente ne mbir am na it neutralité amul ci àdduna ku ci nekk kay dafa am loo yëg nga téye ko mbaa nga fesal ko xawoon naa ci am nag jaaxle ndax nit dama ne bu fekkente ne toog ne wax ne moo représenté le président de la république ci sama gis-gis loolu warul mën a ump le ministre de l'intérieur moo xam ne donc président de la république am na fu mu yeble délégation te loolu sax dama ne am naa ci tuuti mbetteel ndax de façon générale lu ñuy doon gis daal mooy d'habitude gàmmu yu mag yeeg yooyu président de la république buy délégué dafay délégué le ministre de l'intérieur gis nañu ko fi ay Tivaouane gis ko ay feneen ak feneen donc télescopage yu ñaari délégation mu am lu muy nuru aux yeux des observateurs ak de plusieurs citoyens dama naan loolu lu ñu war di teel di waxtaane la je pense que ñun tey bu ñuy déplacé wu jëm ci benn dëkk en tant que parti APR ñu def loo xam ne ñëpp dañuy xam ne tey kat parti APR moo nekk ni toog man mooy gën a daal sama xel maintenant nag reste à vérifier wax dëgg yàlla dañuy wax rek te yàlla tax nag ki doon wax président de la république est-ce que président de la république moo ko yebal à l'insu du ministre de l'intérieur wala ministre de l'intérieur yëg na ko ba pare waaye moo préféré def beneen délégation loolu nag mënu ma ci sori waaye nag situation yu mel ni daal bu amee en tant que observateur donc dafay nekk loo xam ne aussi léeg-léeg daf ñuy xaw a brouillé su ma sañoon daal wax dëgg yàlla yu bari ñi di ko teel a waxtaane ñu di ko teel a waxtaane ndax nag ne ñëpp jàpp ne du parti bi ñuy wax APR rek moo fi nekk am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen parti yi te bépp faay bu ndaw boo xam ne gis nañ ko rek dañ koy exploiter aussi te loolu gënut donc je pense que bu ñu mënee daal jéem a saafara yooyu à l'avenir aussi nekk na loo xam ne dafay gën wax nga fi sànq nag na ay pic de toute façon
dégg naa discours bi mais je préfère am na ci yu bari ma garder ko pour moi-même en attendant peut-être ma ciy gën a xam lu ma leer. waaw li lépp solo daal nit ñi war ko xam mooy Mbaye Ndiaye du Sénégal je pense que ni ma def tey nii rek la Mbaye Ndiaye def toog ci émission di wax xalaat mais xalaat boobu nag damay jàpp ne moom rek la engagé waaye mënut a engagé Sénégalais yépp nag de toutes les façons man personnellement bokkuma ak moom gis-gis. am na loo xam ne nag tey bu président de la république El Hadj Macky Sall toogoon wax ko tey ma mën laa indil beneen tontu bu gën a dëgër bii mais waxu Mbaye Ndiaye c'est comme waxu Moussa Ndiaye bi xalaatam la wax de toutes les façons man cautionné moo ko parce que bokkuma ak moom gis-gis. le jour où ma dégg nag président de la république mi nga xam ne man liir naa téere bi mu bind ak déglu ko ci yeneen wax mu ñëwaat toog ne damay demander 3e mandat su boobaa danañ ci gën a mën a wax lu bare mais waxuñ Mbaye Ndiaye boobu daal man moom la cautionné. mais man en tant que Moussa Ndiaye vraiment bokkuma ak moom xalaat de toute façon ki waxoon ak ki bindoon bés bu ñëwaatee ci loolu bu ñu dajewaatee fii ci émission bu mel nii soo ma laajee ma wax la ci xalaat bu gën a. dëgg nag waxu mu ne xam naa président Macky Sall waaye nag xam naa ne nitu décision la nit ku am vision la waaye nit koo xam ne it fonk na boppam ci kaw am na loo xam ne su ko namoon ci li ma jàpp wala rek xëy na mu changé ci diggante bi mais ci li ma xamoon ci moom. wax dëgg yàlla aajuwul ma di ko jaare ci ay Boun Abdallah Dionne baa mu di ko jaare ci ay Mbaye Ndiaye yu nu mel donc loolu aussi comme li ma wax rek xalaatu ñenn ñi la mais man dëgg-dëgg li ma xam ci kilifa gi de président de la république wute na ak loolu. waaw man de seen ànd bu mënee ànd ma kontaan ci bu baax a baax maa ngi koy ñaan yàlla sax nag ndax wax dëgg yàlla ay borom xam-xam lañ ay borom xel lañ te lu mu bon. ci wàllu politique dama naan à peu près ñoo bokk école bi nga xam ne ci leen génne en tant que ay libéraux waaye ñoo xam ne aussi nekkoon nañ ci keppaaru maître Abdoulaye Wade xam lu baree bari nekk aussi ay nit yoo xam ne yu mën a yor réew lañ nag ku ci nekk ci ñoom mesuré nañ say compétence xam nañ ko maintenant le problème du Sénégal rek mooy bu nit ñi ñëwul à contribution lu dul nañ ne dañuy taxaw rek di def opposition loolu aussi problème dafay am man dama jàpp ne un président de la république bu amee vision képp ku nekk ci réew mi rek te war ko ci jàppale mën ko dolli xalaat ngeen ànd liggéey loolu aussi c'est vraiment au grand bonheur donc du Sénégal may ñaan yàlla daal loolu yàlla na nekk dëgg que un jour ñu dégg na président de la république Macky Sall donc mi ngi liggéey ak le président Idrissa Seck lépp nag ngir njariñu Sénégal nonobstant nag li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def ci ay commentaires rek mais daal bu réew mi soxlaa képp ku ñëw à contribution rek ñun dañuy rafetlu loolu bu baax a baax. waa du ma wax ne demul dikkut peut-être li ñu yëg ci fan yi mooy ne am na ay problème ndax nag ay nit tamit li ma jàpp wax dëgg yàlla bu ñu jógee ngir dialogue ku ci nekk da nga war a fàtte sa bopp fàtte say intérêt particulier jiital nag li nga xam ne mooy intérêt Sénégal li ma bëgg a wax foofu tey mooy boo xoolee li tax nit ñi gën a bloqué su ma juumul ci dialogue bi li ñuy wax tey ci droit civique yi nit ki bu demee ba war a ñàkk ay droit civique am wala politique je pense que loolu à la lumière de nit ñi dañu bëgg ñu àtte ko ci non pas à la lumière de l'article 80 mais de l'article 730 ak 34 bu code pénal ak code de procédure pénale offense au chef de l'État ñu dañuy jàpp ne article bi nga xam ne tey moo ko régi ci c'est un fourre-tout te pour ñoom dafa yomb mais daf ci am yoo xam ne aussi soo ko jëlul mu nekk garde-fou dëgg nag danañ dem ba jiite Sénégal dafay xaw a métti parce que yombaxal gi ci nit ñi di jublu aussi man damay jàpp ne am na leneen lu mën a jur yeneen dossiers yi gën a sensible tey muy le dossier Karim Wade wala le dossier Khalifa Sall fekkee nag da nga toog ci dialogue bi tey nga ne sama toogaayu dialogue bi yépp li ma ci ëppal solo mooy que pour que Karim Wade kat dellu si waat ci yëf yi wala pour que Khalifa Sall kat ñu gën ko kii wala yooyu loolu damay jàpp ne aussi ba léegi rek dafay fausser terme yi nga xam ne donc moo yëkkati woon nit ñi ci dialogue bi te généralement tey li ñu gis ne moo bloqué nit ñi lii rek ma lay wax la wala boog 4e point bi ñu ne chef de l'État kat nekk na chef de l'État waratul nekk chef d'un parti loolu aussi ñi nekk opposition xëy na ñoo koy wax sax waaye est-ce que ñoom bu ñu nekkoon pouvoir tey donc loolu aussi dinañ ci ngoy développer ay argument ba man ne léegi dañu bëgg képp ku nekk ci chef de l'État rek nga bañ a nekk chef de parti donc yii moo leen dikkile te loolu dañu war a am benn sursaut boo xam ne ku nekk da ngay fàtte sa bopp fàtte parti bi nga bokk donc jiital donc njëriñu Sénégal ñu wax autour de l'essentiel. Man je pense que le débat chef de parti chef d'État du li gën a intéressé Sénégalais te Sénégal am na ay questions beaucoup plus essentielles yoo xam ne nit ñi war nañ cee mën a toog ci dialogue bi
waxtaan ci donc sénégalais yëpp dégg ci que vraiment moo gën ku ci nekk di xool li arrangé sa parti ak li arrangé wul sa parti. de toutes les façons maa ngi njort ne fii ak fan yu néew xel yi danañ gën a dellu siwaat donc ñi gën a jiital donc njëriñu Sénégal pour que vraiment dialogue bi mën a dem. waaw de toutes les façons ñi ngi sant yàlla nag parce que ñun année sociale moom ñun dañu judd rek social loolu lañ mas di wax te incha allah dañu fas yéene génn àdduna ci loolu it. pense que au mois de mars la ñu programme donc la première journée ndax dañ doon wax ne nag chaque premier samedi car naa noonu la de ci weer bi nga xam ne moom la ñu dugg mais boo xoolee yàlla dafa dogal depuis lancement bi samedi bu nekk Jolof li fi xew yaa ma gën a surtout la commune de Thiamène passe fukki gàmm ak juróom-benn donc chaque samedi pratiquement boo xoolee biir yaakaar naa février bi rek juróom-ñaari gàmm la woon donc loolu moo taxoon donc mënuñu woon a mobiliser mais incha allah. donc pour la première fois yaakaar naa samedi bi jiitu ci mois de mars bi donc la ñu programmé. waaw xam nga man de wax dëgg yàlla damay bëgg président de la république lu mu wax rek ñu gunge ko ci waaye daf ci am loo xam ne ci sunuy yar ci sunuy kër sax la war a déparé gis nga mbiru cet ak yooyu laajul un appel pour man wax dëgg yàlla nit ki dafa nekk yoo xam ne dañ ko cee war a yar dëkk yépp ku ci nekk heure booy yeew nga yeewwaale na sama kër dafa war a set. yeewwaale na mbedd mi ma dëkk dafa war a set koñ bi ma dëkk bi ma dëkk quartier bi ma dëkk commune bi ma dëkk je pense que loolu ay sentiment yoo xam ne la ci wàllu njaboot ci boppam dañu ci war a yar. cela dit nag bu président de la république demee ba gis constat bi xam ne xaw na yomba day baax donc pour que mu ñaax nit ñi rek de toute façon li nga wax aussi lu baax la comme moom wax ne te ñu nit en tant que jullit war nañuy fàttalikonte baax na ak sunu gàmm yu bari yi je pense que ñu sensibiliser nit ñi. ci li nga xam ne donc mooy nécessité wu ñu seetal dëkk bi de toutes les façons set moom mënta ñàkk parce que jullit pour nga jaamu yàlla correctement sax donc da nga war a set moo tax ma ne loolu yépp ay yar yoo xam ne dañu ko war a yar ci suñu biir kër d'abord laata donc njiitu réew di ko def wala keneen ku mu mënti doon di ko def mais li mu def nag wax dëgg yàlla am na solo ndax am na ay dëkk jëppnaa yu mel ni Rwanda yu ko def ànd ci ak seen njiitu réew donc ba réussir ko donc saa su nit ñi fàttee rek donc moom aussi cëram la pour que mu fàttali nit ñi ñun aussi à la base war nañu ñu donc gën a yaatal message président de la république ci wàllu gàmm yi ak yeneen cérémonie te ma naan sama politique dafa xaw a doy waar am léeg-léeg sax damay waxtaan ak ay nit ñu bari ñu ne ma yow daal da ngaa nuancé ba mu ëpp parce que man aussi gëm naa ne du ma forcer dara en tout cas ci wàllu liggéey fu ma toll rek damay liggéey te yàlla rek tax dama nekk ci ab parti boo xam ne nag munuma tey wax dëgg yàlla dina damay def forcing ci lu baree bari maa ngi liggéey su yàlla dogalee ma jox ñi may àndal satisfaction ak samay kilifa satisfaction ci ñi reconduire ma toujours nag nga bàyyi xel na nit ñi ñu ngi ci dialogue te tey am na ci lu ñu war a jëm yaakaar naa ne dañu proposer ne le maire dañ ko war a élire au suffrage universel mais laata ñu yegg ci loolu une candidature dañ koy organiser donc man tey dama bokk ci parti boo xam ne donc mënuma tëb xam suba lan la ñuy décider wala kii de toutes les façons danaa liggéey jéem leen jox satisfaction ànd ak donc ñi ma war a ànd ñëpp su ma joxee ñi may àndal satisfaction jox samay kilifa satisfaction jàpp naa ne rien ne s'oppose à ce que ñu ne ma lii kat mérité nga ko maintenant su yàlla dogalee aussi candidature boobu nekk ci loxol keneen it amuñu ci benn jafe-jafe dañuy gis ne loo gis mu tàmbali lu nekk dafa am fu mu war a yem à partir de ce moment ñu jàpp ne foofu la waroon a yem rek mais nekkuñu def ci loo xam ne daal daf ñuy tardeel war a mu tere ñoo nelaw en tout cas ci liggéey la ñu toll yaakaar naa ne le maire de Thiamène Pass visiblement mi ngi liggéey loolu aussi bu àndee ak ay kilifaam donc teg ci seen loxo ak dogalu yàlla bi rek jàpp naa ne buñ ca tollee incha allah dinañuy duggaat ci fii comme ni ñu ci war a duggee. waaw man de xam nga nit bu jógee ne dafa am lu ma manqué di ko ñaxtu bu sañoon ci luy dëgëral idéem boobu rek ca ngay nekk yàlla dogal it man sama bopp ma nekk enseignant donc am ci benn parcours boo xam ne xam naa ci jàng ak jàngale lu baree bare kon dafay métti nit ki di am lu muy laaj jotu ci te mu jàpp ne lii may laaj kat xëy na tey damay teg benn pression wala lu koy nuru rek génn classe yi dem grève que état donc mën a def recul pour jox ma li nga xam ne moom laay laaj de toutes les façons nit ku ci nekk la nga am ci say droit dañ la koy nangul waaye nag li may proposer mooy bu ñu ko mënoon a defee neneen mu tane yaakaar naa ne am na ci enseignants yi tey ñoo xam ne mën nañ jiite réew mi am ay xalaat yu baax a baax ku ci am solution boo xam ne kat mën nga ko teg ci taabal ji
def say proposition wax dëgg yàlla loolu ñu fexe ba mu yaatu ci biir nguur gi ba egg ci nopp président de la république wax dëgg yàlla jàpp naa ne dialogue boobu mënut a ñàkk comme ni ñuy defee dialogue politique ak yeneen fële ñu toog aussi syndicat yi am ay nit yoo xam ne dañuy def ay proposition yu leer nguur gi tamit jàppale leen parce que nag wax dëgg yàlla nguur yaakaar naa mission fondamentale nguur rek mooy fexe ba nit ñi nekk à l'aise le président de la république ak mboolem jawri ñi koy jàppale xam ne jàngalekat kenn mënu koo fay jàngalekat mënta ñàkk ci réew te réew bu nekk bu doxee dafa fekk ne éducation ba moo dox santé ba moo dox te santé sax ñi koy doxal ña cay yëngu dañ leen a jàngal kon nga gis ne éducation mooy lépp may prôné à ce que moom it lu mu leen mën a dimbalee rek en tant que njiitu réew mu gaaw ci jàppale leen te ñu xam ne wax dëgg yàlla man jàpp naa ne enseignants yi ci bëri sax dañuy dem grève mais c'est pas de gaieté de cœur dafa fekk ne dañuy njort rek ne suñu defee lii danañu am loolu mais bu ñu amee beneen yoon boo xam ne moo gën a gaaw te suñuy doom duñ ci gaañu suñu jarbaat yi ñu leen dénk duñ ci gaañu je pense que loolu ñoom ñu liggéey ci ak état du Sénégal ba yàlla def ci ak déggoo mooy liggéey de toutes les façons comprendre na leen di leen masawu bu baax a baax nag mais je sais que président de la république ku am engagement la incha allah bu ñu ko mayee tuuti rek ak wax ko loo xam ne lu jàppandi la dina ci liggéey ak ñi nga xam ne ñoom la ci war a liggéey ak donc ba yàlla defal donc situation bi nekk ci jàmm suñuy doom mën a réussir je pense que loolu aussi enseignants yi ci seen bopp seeni doom ñu ngi ci biir école bi kon gisuma benn yoon benn intérêt bu benn enseignant war a am pour wax ne damay sacrifier sama njaboot déedéet parce que meilleur investissement tey mooy nga investir ci sa njaboot enseignant boo gis say am na doomam wala jarbaatam bu nekk école kon gënalu ko de toutes les façons maa ngi ñaan yàlla jubale donc syndicat yooyu ak nguur gi de sorte que grève yi nga xam ne moom la ñuy waaj sax vraiment ñi bañ ci yegg xéewal googu daal yal na ko yàlla def ci Sénégal. waaw jeexal gi daal mooy xanaa ñaanal Sénégal jàmm rek ñaanal àdduna bi jàmm sax nag laay wax ndax fan yi ku ci nekk dégg na ne ñi ngi wax benn xeetu jàngoro boo xam ne bu xaw a doy waar la yal na ci yàlla musal àdduna bi yëpp lii ñuy tuddee ko terrorisme yàlla ñu ci yàlla musal yal na yàlla def jàmm daal ndax baatu jàmm boobu ci la lépp nekk. soo amee jàmm ma am jàmm président de la république am jàmm sénégalais yi imam yeeg prêtre yi ñëpp am jàmm ku tëdd rek da nga nelaw kon ñi ngi ñaan daal jàmm jooju yàlla na sax ci Sénégal yàlla na sax ci àdduna bi. loolu de moom yaakaar naa mën na émission xam na damay ragal na nga yàq sa émission nag parce que man Médina moom yaa ma gën a xam lu ci xew man côté boobu rek laa mën a daanoo leneen mënumaa daaneel de toute façon sëñ Cheikh ñu ngi koy ñaanal yàlla. gannaaw bi ñu yeesalee sunu njaal jëmale ko ci sunu maam Babacar Sy yal na yàlla dolli leeram Cheikh Ahmed Tidiane Sy mi nga xam ne tey moom moo jiite xilaafa bu Médina Sy yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko jubale ko ak ay bokkam ndax ku ñu am yaakaar la tamit je pense que gàmm gi ñu jóge rek am na lu bari lu mu feeñal ci wàllu réussite ndax moom nit ku dal la donc